monsieur le ministre dégg nga amuñu dispensaire ku fa feebar wala dara jot la si guddi gi am na ñoo xam ne si yoonu Mbambilor bi la ñu wasin si yoon bi noonu si guddi takk ay saret maam dañ yóbbu leen dispensaire loolu jaadu na ah loolu dafa metti monsieur le maire ah ñun waa Jaksaaw sonn nañu trop waxuñu la dara waaye financement yoo xam ne jigéen Jaksaaw jàmbaar kese ñoo fay yeewu jàmbaaru jigéen Jaksaaw jàmbaar rek mooy yeewu Jaksaaw jigéenu jàmbaar yi góor ak jigéen te amuñu benn financement lu tax amuñu financement mooy ànduñu ki fa toog nee na man Jaksaaw sama tànk du fa taxaw xam nga lu tax fa mu fay indi mooy jaay terrain ak dagga tool yi. ñun buñ koy gis rek yoor rek lañ koy gis yoor rek 2 bëccëg ay 2 heures 3 heures nga koy gis si biir maire ba de seen naa ko si biir àll ba xàll nañu àll ba yëpp dara desatu fa nee na ñu nag ñun pour ñu ñëw régional pour ñu may ñu ay terrain ñun loolu yënguluñ loolu taxu ñoo jóg di ànd ak jeunes yële ñoo xamante ne dañoo wut seen mouvement tey boo leen gisee Jaksaaw dañu doon am problème yu bari ñu koy jiiñ waa Jaksaaw te fii boo leen gisee zone Dakar la mais zone sàmm la di leen féliciter bu baax mooy Djibika di président mouvement pour le développement de Jaksaaw ak Ousmane ñu béy ci tey ñu def ci lu am solo à chaque fois dañuy doon dégg ñu ñuy yóbbu gendarmerie responsable yi fi nekk noonu lañ ci sonné woon à chaque fois ñu ñuy arrangé mais ñoom ñoo lëkkaloo ak naar yi tey ba ñu régler problème boobu lépp ñu jël ko teg ko ci seen loxo di leen dugal tamit ay millions parce que loolu noonu dañ koy jaay fii ba yéen fépp sàmmkat yi dañuy daje bët mais ñoom ñoo ko gérer Djibika moom mooy seen secrétaire moom mooy yore lépp di leen sant bu baax suñu papa Mamadou Ba ñoom tamit ñu yor benn mouvement lépp loo xamante dañ ko doon wuti am na tey Jaksaaw lu ñuy sonal tey mooy ndox dañ cee sonn Bambilor la ñuy wuti ndox pour ñu naan maire ba nee na nag Jaksaaw pare na pour voter budget pour mu indi ndox mais ñun dañoo bañ li am ay Kañak ak yeneen village yi mu arrivé ñu parce que pont la danañu woon 22 millions la pare pour suñu taliba mais defe naa tali bee ku fa ñëw tali boo xamante ne bañ koy ba mu ko war a inauguré ay saretu mbaam la indi mos ngeen gis saretu mbaam bu ñu indi si tali ñuy for ay xeer yu mag di ci teg wallahi nazim mbooloo maa ngi nii defe naa ni li may wax ni du loo xamante ne lu may wax ni ku gis tali boobu xam ne pont ba defaruñ ko est-ce que ndox mi dinañu am pression boo xamante dina dem ba Jaksaaw parce que ay tuyaux yu ndaw lañ ci fay def loolu tamit te ñun mbëtt Jaksaaw ak Gorom xam ne ñun ñooy problème bi ñu am defe naa ñun ñëpp ñoo ko bokk tey suñu jàngoro mooy problème mu ndox nañu si dimbali ñu dimbali tamit suñuy jeunes ñun amuñu benn loo xam ne defe naa ñun moom dañoo sax fàtte. Waye Mbaam dafa bëri na feebar trop benn bi mooy dama ciy waxaat toon samay papa ji wax na ci muy ndox mi parce que ñun waa Waye Mbaam jigéen waa Waye Mbaam yi sonn nañ jukki nañu bay bëgg a dee suñu loxo yi duñ la ko jox de duñ la nuyu parce que dafa wow ñoo gën a wow góor ñi ay loxo dañoo jukki te yaakaar naa ni jukki boo demee village man village laa yoroo waaye ba ma fa delluwaatee la fa amul Waye Mbaam parce que ñoom am nañu ay robinet yaa ngi tiim seen ndaa yi te ñun mënuñu am robinet boo duggee biir Waye Mbaam yaakaar naa ni ña fa am ndox boo ko wàññee ay ñetti kër lay doon ñeenti kër te ñooñu ñoo ñi nga xamante ni ñoo gën a jige ki nekk si mairie bi ñooñu ñoo am ndox Waye Mbaam dafa yokk dafa doonoon dëkk bu ndaw mais léegi yokku na Waye Mbaam dëkk bu mag la léegi dafa màgg Waye Mbaam doon na dëkk bu màgg ñu soxla nag comme ni nga xamante ni mu ngi yokk ñu soxla noonu jàngoroy Waye Mbaam di faju tamit loolu muy gën a yokk Waye Mbaam Waye Mbaam bu ñu jógee ci ndox bi benn robinet public yi ba fa am moom la ñu wax moo fa am soxla nañ baneen soxla nañ yeneen sax la ñuy wax parce que Waye Mbaam dafa màgg comme man côté bi ma dëkkee sori na ak robinet boobu noonu te dañuy root dañuy dem di yanu fii kenn coiffé wul sa bopp ba ca kaw parce que yanu bi ñun ñëpp ay pirig lañ teg ndaxte kenn du mën a coiffé sa bopp di boole ko ak yanu ndox kenn talul sangu kenn talul naan kenn talul defaru ba set parce que root mi mu ngi ñuy bëgg a rey ñun dañoo sonn ñu loolu lañu lay ñaana bi ci topp mooy ñun dañoo toog ñu waxtaan si bëgg dañoo bëgg centre formation pour jeunes yi centre formation war na am Waye Mbaam parce que Waye Mbaam dafa doon dëkk boo xamante ni yeneen dëkk la séq moo nekk ci digg bi bëgg nañ xale yi ku ci nekk am loo jàpp parce que fii ku fi am entrée en sixième boo jàngee 1 an 2 ans da ngay arrêté lan moo tax ngay arrêté amoo moyen yoon bi metti na mais nit da ngay am fulla ak fayda am digg Ndiagne moomul dëkk bi yi muy wax ne tegu ko fenn
dafa ñëw topp si mbagam ji fi mu li naan li nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyeeti jig na la ñun lépp fi la ñu fekk bi ñu nekkee PS daanu keroog bi Omar Gueye ñëwee ooñu këram mu war a def meeting de ralliement Omar daf ne ma bàyyil Ndiagne def meeting su suba nga def meeting maa ko mbooloo fuuf keroog ba ñu dajee amul 5% pour man ba mu meeting sama meeting mat na meeting fukki yoon mais kenn xëccoo la moom lenn dañ ko bàyyi Moussa si Omar loo Omar Gueye yëkkati ne joxal Ndiagne tey ñu si fii tey ñu bëgg a yàq suñu gox duñ ko nangu képp kuy am kilifa si gox bi wala ngay gone bu jàng bëgg arrivé ëllëg na nga gem bu takk si digg ñu jàppale Omar Gueye taxaw si ginnaawam ñun loolu lañ koy jàppee parce que ñun dundew ñu politique ñun dañuy dundal politique ñun kenn duñuy yeb duñu ummat duñu yëbe fenn parce que lekk ñu daree politique. Omar Gueye bëri na ñu ko bàyyi mais Ndiagne moo tax mën naa si lim kenn rek Momadou Ba bi mu déggee ni Ndiagne bàyyi na mu loolu baax na ma akala waa waar Ndiagne loo ko mun la waa waar Ndiagne donc bëri na ñoo xam ne tey dañ ko mere woon ndax confiance bi mu amoon ci moom bi mu ko jëlee mu nekk premier adjoint président communal bu Sangalkam man ma nekk deuxième adjoint jox na ko ba jox ko loo xam ni texte collectivité locale prévoir ko mooy premier vice président chargé des affaires domaniales amul fenn fii la Moussa am Sangalkam te moom moo ko def Ndiagne kon confiance fa la mën a yem léegi nag li si doy waar mooy ña koy pousse ci kawam mooy ñi dëkk Bambilor bokkoon PDS te bañ ko installé délégation spéciale duñ ko fa installé ndax sàcc la ñoo la nga fippul Omar Gueye ëppatu la commune bul toppati ci ginnaaw mu nangu ko te ñooñu fu ñuy wéete Bambilor ñu ngi koy xas fu ñu wéete Bambilor ñu ngi ko naan nañu xaar bis man personnellement ku nekk xam na ni man may adversaire am numéro 1 à Bambilor ci mairie bi ku nekk xam na lool mais élection législative yi passé bii miss bi ootee Tëngéej mu ni dem leen commune bu nekk ngeen monté fa ay comités électoraux mais dama jël sama responsabilité samay militants bëgguñu kon mais dama ko fekk ci mairie ba parce que loolu mooy discipline politique Macky Sall moo ni commune boo dem maire ba mooy le coordonnateur politique ñu jox ñu ndigal Tëngéej ñu dem leen ngeen fekk les coordonnateurs ngeen taxawal ay comités électoraux ba may dem samay militants yu bëri dañu meroon mais dama leen damay dem te bu ma demee aussi dëgg laa koy wax Babel ma lay def naa muy foon taxaw ba ma jëlee parole man que monsieur le maire li ma la wax xam naa du neex ñi nga àndal mais dinaa la ko wax parce que ñoom ñun ñëpp nag même bu ñu àndul sax politique xamante nañ baax parce que ñu ñoo dëkk man que yow mënoo barke Demba Ndiaye ñu dajale fi man ak yow lu mat ñetti junniy nit fii ci Bambilor si ndigalu Macky Sall mu jaar ci Omar Gueye mu ni que man ak yow ak Omar Gueye ñu ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéey nga jël parole wax ju rafet ju nekk nga wax ko defuñu 2 semaines nga taw bëgg a tam Omar Gueye. dinaa taxaw ci problème mu ndox mi président dina ko yëg parce que gis nga ndox mi ndox am na léegi temps yi ñàkkoon naa mais bënn nañu forage u Berthielane ñu ngi defar KM fële nu mu tuddati Bayax KMS 3 ñu ngi koy defar et la politique du président mooy dooleel ñi néew doole te yéen ay ñu néew doole ngeen amu leen possibilité donc soyez assurés bi ngeen toogee nii maa ngi envoyé benn SMS le directeur général de la SDE je lui li ma doon bind nii je lui ai dit que maa ngi recevoir Mbët Gorom 3 Jaksa Wembam seen problème mooy ndox léegi maa ngi xaar nga woo ma il va m'appeler oui dina egg ci premier ministre dina egg ci président et des solutions vont être trouvées c'est pas normal cette situation là bi ci des mooy yeneen yi on va en reparler c'est pas difficile ay terrain de football mais ça c'est rien du tout extension électricité c'est rien du tout parce que li gënoon jafe mooy électricité ñëw moi je m'étais battu pour que Mbëtt ak Gorom 3 am courant chef de village ngi nii bis bi may inauguré Mbëtt ak Gorom 3 bis boobu la Abdoulaye di jël décret génn ma commune rurale ba waaw
bis boobu j'ai fait un discours boo xam ni yaakaaroon naa ni bu may pare rek ñu ne ma këntim yóbbu tëj j'ai attaqué violemment Wade violemment alors pour moi j'étais prêt à être emprisonné aucun problème à ce niveau-là mais pour man bu ma paree bu may pare rek du ma egg sama kër parce que li ma ko wax keroog ëpp na te moo ko def kuy liggéey ànd ak équipe di liggéey di indi ay courant ci ay dëkk nga jël bis boobu décret ni ko génnal commune rurale bi c'était ça qu'il avait fait découpage bi mais bref c'est de l'histoire ça bi ci des mooy dama bëgg ngeen jàppale président Macky Sall gis nga seen lii ngeen di jooy moom moo koy faj te dina ko faj jàppale leen ko ça je vous le demande comme yéen a ngi ànd ak Mor Sall Diop ànd ak man moi je vous demande lu leen neex ak lu leen naqadi ci seen commune muñ leen ko tuuti jàppale président Macky Sall ci deuxième mandat bi moom au premier tour ma gërëm leen sant leen parce que li Mor Sall Diop wax dëgg la gis nga mobilisation bi passé j'en ai fait un document dëkk par dëkk la fa jóge ci kaar xam naa ko mais commune Bambilor plus de 30 cars jóge na fa loo xam ne ñun ñoo ko mobiliser à travers des responsables comme Mor Sall Diop El Hadj Samb et tant d'autres ñu ñëw loolu laa bëgg nag fi mu ne nii le 8 àllarba bii di ñëw président day inauguré fii kii bu mag mooy arena bi 400 cars lañu bëgg a yóbbu. moi j'ai pris un engagement devant le président de la République et devant le premier ministre parce que dañoo kontaan ci mobilisation bi ñu ne ma mobilisation arena bi nag yow lañ ko dénk ma ne ko dinaa indi 15000 personnes minimum. buy waaw dafa fekk mu jogg ci xeer yéen yéenay xeer yooyu dama xam ñan laa amal affaire moo tax ma jël engagement boobu donc bu ngeen demee waxtaan góorgóorlu am na yu ngeen fi soulever ay moulins à 1000 dégg naa fi 2 moulins à 1000 waaye mbaam ak jagsaaw loolu laa dégg de ñaari dëkk yooyu ñoo laaj moulin à 1000 dëkk bu ne may naa la moulin à 1000. ñoom ñoo ñaan. waaw kon ñu maas ko kon. def naa ko ci turu président Macky Sall. kon maa ngi leen di gërëm di leen sant.